ne 94 ñu xam ko mais tey 94 milliards li mu wax Pastef moo ci ne débat wu technique bi liñ ci waroon wax yépp journalistes yi dégg nañ ko xam nañ ko sénégalais yi nga xam ils sont de bonne foi xam nañ li ci ne wax ji mooy ñoom bu ñuy jéem a jaxase xelu askan bi ñuy leeral xelu askan bi mais li koy leeral nag c'est pas un débat technique débat bu ñuy wàccee lay doon quoi pour ku nekk comprendre ko mu wàcc taxawee noonu gars yi maa ngi jégalu nag quoi il faut que ma toppatoo sama tout tànk bi live bi fii laa koy daggee bëggoon naa ñu continuer waxtaan encore une fois man live bi deful mu ko suma bopp dama koy def pour patriote yi képp ku duggul aussi jàpp naa ne kenn si ñu dugg am na lu mu la waxal voilà et man maa koy exprès aussi pour mu nekk loo xam du metti trop ñu kafre wutal ko tur après naa répertorier tur yi xam nga après on va essayer ñu tànnal ma lay rajo benn tur am na benn tur bu fi gën a bu mu fi dégg nag tur bi en joolaale benn tur bu grave bu fi dégg xëy na boobu lañ koy jox dinañ ko paqueté bu mu rafet yóbbu ko ci Bassirou Diomaye doomu ndeyam mu dem xam nga rek ñu teewee ñu ngéntewaat defar lépp yóbbuwaat ko fële ne le Casamance ci lël ba ñu defaraat ko buñ ko defalee loolu yëpp nag sottiwul mu dëgër bopp ñu delloo ko Mongolie waaw bu tey bu wàcc buñ ko yóbbu fa nag ñu jébbal ko ay mbokkam quoi ñooñu dañu xam ne ñu def ak moom voilà. pour terminer une chose mooy Me El Hadji Diouf bu mu sax li muy def yëngaluñu sax waaw c'est médecin El Hadji li muy def na ko Macky Sall xam dafay gën a dëgëral suñu gëm-gëm Macky boo yónneeti yónneel ñeneen bul yónnee ay Me El Hadji Diouf gis nga Me El Hadji Diouf li ne ci Pastef moom jeex na muy Me El Hadji Diouf muy Cheikh Yérim muy Macky Sall yow muy ku ne li Pastef jot a téye nii kenn mënu ci dara ku dul yàlla képp koo xamante ne nii waxu Me El Hadji Diouf yëngal na sa bopp wala waxu keneen waxu Cheikh Yérim waxu ku muy mënti nekk Sénégal tàggatalaatal sa bopp ci patriotisme parce que loolu warul yëngal du yoon nga am lu la métti nag parce que bëgg nga Ousmane Sonko bëgg nga projet bi c'est compréhensible mais di def nii tàggatalaatal sa bopp demal géej nga sangoo ndoxu xorom bu ñu mooñee Pastef Macky Sall na xam ne du ay Me El Hadji Diouf moom moo ñuy déranger mais ñun aussi nañu xam ne Me El Hadji Diouf am na sénégalais yoo xam mu ngi leen di déranger ci waxu Ousmane Sonko yi moo tax nañ koy waxtaane ci partage ñi mën montage ñi mën dagg vidéo ñi fàttali ko waxu Me El Hadji Diouf parce que loolu Ousmane Sonko amul temps di xool El Hadji waxu dof yi mu wax saaga yi mu def ak yi mu def di toog jël ordinateur wala mu jël téléphone am di dagg di rocc di dugal am na ay patriotes c'est des milliers yu ko mën ay vidéo 30 secondes vidéo 1 minute vidéo 2 minutes yoo xam sénégalais bu am 2 mots sax 2 mégaoctets sax mën na ko seetaan ñu partager ko nag ci WhatsApp bi parce que Me El Hadji Diouf li ko yàlla natoo mooy day déglu day seetaan moo tax tey mu dee day ndee la maa joor xam nga Pastef booy xeex ak moom bul seetaan réseaux sociaux bul déglu réseaux sociaux bul xool la ci xew waaw bul xool li xew malheureusement pour moom day lire day seetaan day partage day déglu tey mu dee man loolu ma neex ci xeexu Me El Hadji Diouf comme bu nee la maa joor bi du tenir mënoo ko tenir attanoo rythme boobu noonu Ousmane Sonko il faut que ñun ñi comprendre benn affaire li mu am ci réseaux sociaux yi amul personnalité politique bu ko am ci àdduna bi waxum du te en terme de nombre en terme de qualité amul man loolu je défie quiconque amul en terme de qualité Ousmane Sonko li mu am ci réseaux sociaux waxuma la Sénégal waxuma la Afrique amul mbindeef politique bu ko am ñun on se rend pas compte de li mu nekk de parce que ñu ngi ci biir mais ñoom dañ koy gis moo tax seen xol yi di bon xol yi di métti parce que dañuy naan Sonko mooy kan ba Issa toog fii voilà Sonko mooy kan ba booy yi di say moo tax ñu wooyee chien bu ci dégg chien bu mu la métti c'est lan moo tax indi ñu lay wooyee chien melokaanu Ousmane Sonko la tolluwaayu Ousmane Sonko la mer bi ñuy mer seen xol yi di bon la fii laay toog di live ba mu neex Sonko fayuma joxuma dara te su ma fayee koo suma salaire dem cotiser chaque mois ma dugal bokk naa de xoolal ba mu neex waaw loolu moo sonal gars yi loolu moo leen di métti te loolu chaque jour day gën a yokk chaque jour day gën a yokk mu am nag ñoo xam dañu jàpp ne pour ñu am buzz parce que bu leen fàtte contexte bi sànq seeni wax na ko affaire bi du Walf affaire bi Pape Ndiaye la nee na dafa commencé 5e saison am bëgg na émission am buzz ok man bañuma nit ñi di utiliser buzz Ousmane Sonko pour am dara mais affiché wul maam góor pour mu lekk pour mu naan pour mu ndekki pour mu añ pour mu reer il faut mu wax Ousmane Sonko moom nëbb ko
comprends Maître El Hadji Diouf pour mu maintenir son niveau de vie bi mu am nii kër gu am piscine voyage Paris machin hôtel yi xam nga cokkaasu ci mineurs yi xam nga càpp ci mineurs yi ba ñu jàpp la xam nga ñëw fi di sonal nit ñi il faut que ñu def li ñuy def Cheikh Yérim pour mu exister dafay deflanteeg système bi mais aussi man mais loolu journaliste def ko mais amal noo ko defee site internet yi des fois ñu def affaire yoo xam da ngay xam ne pour am ay j'aime la quoi gis naa benn Sénégal day ñëw tey xam nañ ni patriote dañu bëgg nit dof ñu jël benn photo nit dof ne waaye nit dof gars yi ni ñuy aimé patriote yi ñoo mel noonu dañoo baax yooyu amul problème gis nga démb la xaw ma lan waa ji génn di nekk coalition jot na ñu titré la coalition jot na ne soutiendra plus jamais Ousmane Sonko loolu la ñuy titré parce que amul problème c'est des titres d'incitation parce que xam nañ ne patriote na si réseau yi ñooy aimé ñooy bëgg ñooy kii comprendre nga waa ji démb li mu am ci vue mosu ko am ci émission maintenant nag loolu boo koy def man leen rek laa leen di demander de bu mu ci fàtte Sidi Lamine Niass bu mu fàtte li Walfadjri di représenter pour ñun parce que Walfadjri patrimoine la Papa Ndiaye boobu ñun suñu presque suñu génération bu ñu magee bariwul Walfadjri c'est un patrimoine bu ñun bu ñu bokk dañ koy revendiquer lu mës a naqari Walfadjri ñun dañ cee taxaw di ko xeex Ousmane Sonko toog na tagg Walfadjri ñun Moustapha Diop dañ koy bégee pas parce que dafa bëgg Ousmane wala quoi que ce soit doy fa mu def ay analyse yu taxaw ci Ousmane Sonko mais parce que dafa féeti dëgg Ousmane Sonko moomul dëgg dafa féeti dëgg rek donc gars yi bu du ñu ŋàññ Walf du ñu ŋàññ dara mais Papa Ndiaye ne duñ ko ŋàññ Ousmane Sonko mën nga def sa buzz sa émission nee nga da ngay jëlaat Maître El Hadji Diouf pour def sa buzz émission on comprend fa la àdduna toll mais boole ci tuuti rek loolu rek lañ la ñaan de boole ci tuuti éthique par contre nag patriote ñu ay ragal lu ñu ñaan boo ci boolewul éthique ñu dal sa kaw man moom laa wax tout le temps Papa Ndiaye xaw ma Walfadjri moom suñu patrimoine la du ñu xeex ak moom parce que ñoo ko moom alalu askan bi la mais Papa Ndiaye bu continuer ainsi yi mu wax nii bëgg di fuy fuylu mais voilà combat bi amuñu ci état d'âme voilà parce que nag bu ñu ragal gars yi daan ñu da ngeen soof da ngeen kii rek Ousmane Sonko ni ñu koy défendre nii moo gën ni nii dañ koy défendre de Ousmane Sonko gars yi duñ ko ñeme de loolu moom na leer si bopp ñëpp Ousmane Sonko duñ parce que Ousmane Sonko du ñu bàyyi ngeen jamais loolu moom na leer ci bopp ñëpp ak journaliste koy mënti doon nag laa ne ni boo ci bëggee doole leneen rek ñu dal sa kaw voilà léegi gars yi après dinaa jël Issa Touré ku bon photo faatu waaw gars yi maa ngi dem toppatoo ji tuut tànk bi nag xam nga léegi di leen ziar di leen jox di leen jox daje ba dimanche ci pencum patriote yi yaa ngi dégg et di terminer rek ne comme ni ma ko waxee Pastef xam naa Babacar Diop mi ngi naan maa ngi xaababal encore Pastef ku fiy dugg tàgguwoo kenn ku ciy génn aussi génnal génn bu rafet te xam ne fépp matul dara matul yaa ngi dégg gis nga pencum patriote fa laay terminer ñun ngeen di gis ñuy laay pencum patriote bu ñu ñëwee nii pour balaa ñu da ngeen ñuy gis ne dañu xëy di live des fois bu ñuy réunion nii pour live mais du yomb projet moo toll foofu day saf sap seeni mi ngeen gis fii mu génn di réunion day saf sap dañuy wax ba xolli di jóg ñu pëgg dóor kërëb parce que combat foofu la toll bu réunion bi jeexee doo xàmmee gars yi parce que combat bi la gars yi buñ ci paree ku nekk dellu ci li nga nekk combat bi du ay fo mayante wuñ ci c'est-à-dire combat bi négocier wuñ ci ku ci gisul sa bopp demal yaa moom sa bopp ku ci nekk nag tu acceptes les règles du jeu li leen teleen mooy parce que du mburu nit du mburu Ousmane Sonko du mburu kenn tànki kanam la am te day jëm ci kanam ku wax ci ñun lu tax ñu débattre ak ñoo ñu waxtaan ak yow ku ñu saaga ñu fëyu ci anam yoo xamante ne nii ci parti bi parce que sénégalais fii koo fi jàkkaarlool saaga ko Maître El Hadji su ma wàccoon Sénégal mu saaga ma duma ko duma mag quoi ma duma ko comme xale buy duma mag duma ko dóor ni dama koy duma comme xale buy duma mag waaw parce que moom mag bu jara duma la mais bu ma woyee chef de garde wala moo xam du ma tofi di ko saaga parce que maa ngi xool combat bi maa ngi xool image yu Pastef te moom jaru ko loolu lay wut dañ ko yónni pour mu wax yëngal ñu ba ñu génn ñun ñëpp di saaga waaye peine perdue du ko am comme noonu aussi na comprendre benn affaire joolaay li ñu wax Ousmane Sonko métti na leen rebelle métti na leen de mais joolaay ñoo mag Maître El Hadji Diouf joolaay ba ñuy pare di nekk nii boobu Maître El Hadji Diouf nekkul la nekkuloo Maître El Hadji Diouf sax nekkul te Pastef du mbiru joolaay du mbiru Casamance mbiru Sénégal la yaa ngi dégg
donc gars yi maa ngi di siyaat leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah yaa ngeen jëf tawfeex di jéggalu ñu dugg la peut-être beneen yoon on aura l'occasion incha allah yaa ngeen jëf tawfeex. amul ko bon amul benn Issa boo xamante ni leneen a ko tax a jóg kon nag nañu wàccee débat bi comme ba ngay ñëw tàgguwoo kenn waaye booy dem demal gannaaw sax yow gan du ma ne sax gan nga waaye ñëw nga def fi fukki weer ak ñett ak kuy mënti génn xamal ne la tax ngay génn noonu patriote yi ñu ngi koy gérer depuis 2014 am na ñoo xam depuis 2014 ñu ngi toog di muy métti ñuy toog muy naqari ñuy toog Ousmane Sonko di def lu leen neex ñu toog Ousmane Sonko def lu leen naqari ñu toog joteeg militant toog ñàkk joteeg militant toog kan moo fi jotewul ak militant ku nekk ci Pastef di ci yëngu te jotewoo ak beneen patriote ndax combat bi commencé ko ci man nekk ak man yombul Bordeaux bii ma ne chaque jour ma jote feek ñu ngi fi chaque jour ma jote feek ku ne man sama chef de section Dieyna Bassar sama sœur maa ngi koy nuyu de passage jote nañ fii ma tama mais elle est là maa ngi fii ñu ngi fii biir Pastef ak suñuy contradiction ak keneen Tanor Sankara si bi ngeen di gis muy live jote na fekk ki yor suñu massification fii réunion mu tàng jër Tanor Sankara si mi ngi Pastef Wally Banja ba mu jotaloon mi ngi Pastef Pastef France bi ñu doon yooxu ma dina tàng dina tas dina nangam dem nañ compétition def nañ ko affaire u gentleman def nañ ko affaire u Linguère ñu waroon gagné nañ ki génn sànq dafa demoon élection ñu gagné ko dégg ngeen li mu wax ci ki gagné loolooy Pastef et puis nañu dem dans le fond lan mooy démocratie interne mooy Ousmane Sonko toog déglu Issa mu live déglu Tanor Sankara si mu live déglu Fatoumata Danso mu live wala mu déglu Laye Pythagore mu live wala mu déglu keneen mu live mu tànn ku ci nekk li nga live def ko mais loolu dafa mën a sotti loolooy démocratie interne mooy ku ne mën na wax te Pastef nag noonu la bindoo waaye nag bu tànn ba jotee dafa am ñu tànn pour ñu tànn démocratie interne loolu la Bassirou Diomaye c'est un responsable ku ne na proposé jox ko mais li tax mu nekk responsable c'est parce que dafa am foo xam bu ñu fa tollee mooy tànn am foo xam bu ñu fa tollee Ousmane Sonko mooy tànn am foo xam bu ñu fa tollee militant bi mooy tànn donc bu ñu réere mbir quoi bu mu ñaaw Pastef du lu parfait parce que c'est une œuvre humaine mais loo ci mënti dégg amul Pastef bu parti bu bindoo nu Pastef bindoo amul parti bu gën a démocrate ni Pastef ku ci génn Pastef ndax loolu waxuma doo retrouver beneen parti de waaye dana jafe trop donc ku nekk tu es libre de partir mais aussi de la même façon tu es libre de partir mais accepter que les choix qui t'ont fait quitter nga publier ko publiquement accepter que ñun ñi débattre ci du man sa débattre ñu wax ci romb parce que c'est man jàpp ma ne lu yéeme la quoi man personnellement Bokar boobu xaw ma ko d'ailleurs dama ko jaawaloon nag Bokar bi woote sànq donc il est libre de partir il est libre de ne pas être d'accord mais nag raison yi mu joxe que ne amul démocratie Bassirou Diomaye nii la mel kii nii la mel amul démocratie interne moom du ku ñëw rek sa xalaat ñu jël ko dugal ko déedéet du ku ñëw liggéey bi nga liggéey man je connais ay patriotes yoo xamante ni ay forces tranquilles lañ xam-xam programme Pastef bii ñuy tudd nii def nañ fi liggéey bu am solo revendiqué wuñ ci dara je connais un patriote boo xamante ne ni il est patriote dans l'âme liggéeykat bu am solo la daf ma woone ma damay retiré wu mais Ousmane Sonko moom suma carte électeur te ba tey j'adhère à l'idéologie Pastef mais je me retire avec beaucoup de responsabilité kenn yëgu ko te liggéey bu am solo la liggéey ci Pastef mu nga toog këram tey lépp loo xam dañ ciy yëngu ci wàllu Pastef bu ñu ko yowoon mu ñëw te nee na Ousmane Sonko moom kartam mais
ce serait trop, c'est trop dire de non c'est trop facile sax laay wax nga ñëw toog ne Pastef amul démocratie interne waxuma Bassirou Diomaye dafa mat de waxuma Ousmane Sonko dafa mat de mais démocratie interne ne veut pas dire man sama gis-gis même bu dee mooy bi gën boobu la ñuy doxal loolu du démocratie. Pastef di nga wax lépp ba mu des ku bëgg a wax c'est-à-dire Ousmane Sonko c'est le leader politique ba nga xam c'est le plus contesté au sein de son parti Ousmane Sonko day génne ku ne wax. Pastef France li tax coow li bëri ci élection yi c'est parce que mooy loolu problème yi am ci suñu coordination yi yëpp élection yi am jafe-jafe parce que militant wu Pastef dafa xam ak yelleefam da koy revendiquer moo tax difficulté yi di bëri li ñu tàmmoon digg ci yeneen parti yi mooy maa fii ne maa yor suma xaalis maa yor sama chaise maa yor samay bâche maa yor samay yu baax élection amul damay ñëw je gagne élection nii rek pour forme la nii rek mais alors que Pastef mais c'est loolu la et puis sant yàlla sax bu fekkente ne am na ku ñëw def fukki weer ak ñett génn wax li mu wax te bàyyi fi ñu def ay ati at nañu sant yàlla ñu ngi koy ñaanal nag moo xam la ko métti parce que li ko nekk aussi yaa xam fi sa xol toll quoi la neex ak la neexul xëy na am na lu mu gis Pastef waxu ko mais ci li mu wax Pastef bu ci jëlul pay jëlu ci ndaare démocratie interne fulla ak fayda yar xam-xam xalaat bi na ci Pastef amul ci yeneen parti on dit pas que nag Pastef est parfait man du ma taggal kenn ay maamam man Bassirou Diomaye xaw ma ko de xaw ma Ousmane Sonko sax c'est-à-dire li ñu ma won jusqu'à preuve du contraire tey mooy que ne Pastef mel na noo xamante ni parti mosu ko mel Sénégal te loolu nag moom mooy dëgg te encore une fois fii daal fii ku fi dugg tàgguwoo kenn fii moom ku fi dugg tàgguwoo kenn bu ko fi kenn def nag leneen voilà bu ko fi kenn def leneen te gis nga dafa xam nga Pastef ñu mbundoo moo tax boo nee cadre wala nii rek affaire bi rey fii tout le monde est Pastef xam nga gis nga moo tax ma naan nañuy wàccee lu bari te nañuy xoolaat lu bari gis nga woote bi ñuy woote ne Pastef xam-xam machin truc dañuy kii demee moo tax c'est-à-dire dafa am ñoo xam dañu jàpp que ne ñoom seeni diplôme dañuy revendiquer au patriote am na ñoo xam dañu jàpp que ne man je suis ingénieur en temps à Pastef mais je dois me faire entendre am na ñoo xam dañu jàpp que ne diplôme yi ñëw fii jàng am ko xam-xam bi ñu am non fu Amadou Ba waxee man dama war a wax non Amadou Ba di génn fii mais ce qu'il dit là communication il faut gars yi ko arrêter loolu quoi Ousmane Sonko ci boppam am nañu ne biir Pastef ñu ko gën a toog ci xam-xam gën ko frankul ay ci xam-xam Bassirou Diomaye am na ay boy yu ndaw yoo xamante ni nii xoolal 22 ans lañ am ñoo gën a frankul ay ci xam-xam gars yi mbóot bi fi dugg rek signalé leen ma ko quoi ma génnee ko quoi mbóot bi kan la c'est que man tey maa ngi génnee rek kii kan la Sénégal rek xoolal rek nanga ñoo ñàkk fayda ay Sénégal rek gis naa sànq ku tuddee boppam xaw ma dëggal xaw ma lan ci parce que il faut gars yi comprendre benn affaire Pastef ànd nawle la Pastef ànd nawle la man gëwuma ay affaire u cadre man bu ma ne gëwuma affaire c'est-à-dire su ma nee gëwuma ko mooy je respecte xam-xam lu ñu respecté la Pastef parce que moom lañ ñuy taggee mais du loolu mooy parti bi il faut pas que les gars yi ñëw nii Pastef yaakaar ne dafa am benn xam-xam ba war a ñëw imposer nit ñi Sénégal c'est-à-dire Sénégal yaralu lu ñu xam-xam de les autres partis là yaralu lu ñu xam-xam de ñun on a besoin de valeurs sûres ay nit ñu defaru ay nit ñu baax ak nit ñu bëgg baax loolu la ñu soxla de loolu la ñu soxla béykat yu dëggu ay mécaniciens yu dëggu ay mool yu dëggu ay médecins ay étudiants ay élèves yu dëggu ñun amuñu complexe boobu noonu quoi man je préfère xoolal benn agresseur bu dëggu sax nga xam day ñëw Pastef ñu defar ko
que benn waay juy ñot di benn xam-xam boo xamante ne nii sa waay xam nga loolu moom moo lay sonal parce que boo jàppee ne yow da nga am xam-xam da nga jàpp ne da ngay revendiquer benn affaire bi da ngay jàpp ne yow lii xam-xam la boo xam dama ko war a danga ko war a forcer quoi mais mën nga am idée bi gën a baax nga ñëw gars yi teggi ko ñaata est-ce que yéen a ngi imaginer Ousmane Sonko fi mu toog wala waa Pastef fi ñu toog Sénégal waxuma fii France de man mii di live fii man damay live ba pare li ma nit di woo ne ma idée bii xaw ma nu mu toll man mii Issa di live juróom-ñetti nit di ma seetaan toju ma fenn li may jot ci appel ñoo nit ñi di ma defal ay contribution imagine leen su ma bëggoon toog fii sama live kon wax na ma lii dama koy wax sama live di wax na ma lii parce que dama bëgg a neex ñëpp mais damay def choix mais c'est pas parce que def naa choix que gëmuma la wala bëgguma la parce que engagement du loolu engagement gi nga engagement wu xeexu patriote bi tant que nit génnewu ci boppam man wax sax jour moo xool gis nga désintéressement bi ak dépassement boobu ku ko amul ku ne ci combat passif bi ñuy dem ngay ki am xaalis jàpp ne bu dugal naa 1500 euros dañ ma war a dégg dugal naa ci nemmeeku tour bi dañ ma war a dégg képp kuy waxee noonu wala man bokk naa ci ñi bind programme bi bokk naa ci ñi proposé lii bokk naa ci ñi def lii bokk naa ci ñi def lii maa proposé lii loolu ku koy wax ku ne waxuma doo patriote de mais demal nga tàggataat sa bopp demal nga tàggataat sa bopp te leneen li may wax mooy képp ku ci yaakaar ne man gëw ma ne Ousmane Sonko loolu la mel de te bu ko defee moom ñu laaybal ko rek ñu jàmmaalool ak moom képp ko yaakaar que ne dafa am noo mel wala foo toll ba Ousmane Sonko bu falo da lay def lii wala laa yaa ngi nax sa bopp man gëw ma ne suñu waa ji noonu lay doxe te ñëw na fii toog Paris meeting bi ñu ñaan nit mosu ko def Paris amul benn homme politique au monde bu mos a ñëw Paris def fa meeting bu mel noonu homme politique bu jóge extérieur dugg Paris def fa meeting bu toll mosul am foofu la ko waxee dama leen koy wax fii balaa ñoo jëm élection képp ku ci yaakaar ne man danga may jàppale pour ma falu def la dara bàyyil tey parce que bugguma ñu dem ba suba ma gañe ñu naan gis nga ba mu soxlaa dafa ñëw tey mel na nii xoolal courage boobu Sonko ko wax ñu koy dégg keroog bu ñu koy wax sama yaram day daw je le répète Sonko ñëw na Paris def meeting boo xam amul benn politicien bu jóge beneen réew dugg Paris def ko fa toog jàkkaarloog parisiens yi parce que xam na ne d'habitude la plupart des intellectuels genre yu gars yi jàng yi Paris la ñu nekk ak France parce que d'habitude Sénégal moom boo amee bac am mention wala booy prescription gars yi ngi dem Canada ok ñuy dem mais France moo ëpp li gars yi di ñëw donc fii la ñu ëppee mu wax leen ko parce que nga Sénégal nag Sénégal li koy defar du ay bac plus 10 bac plus 50 de Sénégal ki koy defar mooy nu ñuy xam nu ñuy tuuree goudron ci tali ban heure la ñuy béy ban heure la ñuy góob ban c'est-à-dire loolu lay defar Sénégal c'est-à-dire loolu mooy defar Sénégal composante yooyu yëpp ñooy defar Sénégal menuisier yeeg mécanicien yeeg keneen ak keneen ak keneen ak keneen te combat bi lii laay war a sul nit ku ne kenn du la tere sa ambition mais bul ko teg ci kanamu projet bi bu ko teg ci kanamu parti bi le don de soi pour la patrie loolu lay tekkiwul leneen donc képp koo xam ñëw nga gisatoo ci sa bopp sénégalais nga xëy na patriote nga sax am na lu la naqari am nga droit dem ñu ngi lay ñaanal amul benn problème amul benn affaire bu ñu lay téyel bookar foofu noo xam il paraît que sax mu ngi Bordeaux man xaw ma ko mais jàmbaar na sa ngelaw nangu nekkal ci jàmm mais nag duut baaram Pastef ci yenn yi ci landerneau politique bu Sénégal waxuma doo gis beneen parti de mais du yomb Pastef xale bu ndaw la parti bu ndaw la day màgg ñun ñëpp ñu war ci jàpp nag xool lu ñu neex ak lu ñu naqari defar ko pour Sénégal pas pour ñun waaw donc ñi nga xam nañ ko man bu ma la xamee sa nga nekk Bordeaux man awma problème pour dem seeta la ñu waxtaan ñu ñëwaat te xam ne Sénégal rek moo ñu ñor Pastef c'est pas un produit fini Pastef lu ñu ñëw di togg la pour defar Sénégal na ko nit ñi comprendre noonu Pastef Bassirou Diomaye moom ko de Birame Souleye moom ko de Ousmane Sonko moom ko de loolu na ko nit ñi comprendre balaa ngeen ko doon xam Ousmane Sonko ñëwoon tey ne man je démissionne kon donc
ñu baab ba sonn mu bañ moom dafa dëgër bopp ñu ko demal ñu jël Bassirou Diomaye wala ñu jël benn je sais pas benn benn keneen teg parce que xel mi ngi fi bëgg-bëgg mi ngi fi mbir mi leer na Sénégal bi ñu bëgg leer na léegi leer na on va vers ça ceux qui vont le porter dafa am wàll boo xam ñun nit ñi ñoo ko moom wàll boo xam yàlla moo ko moom ak wàll boo xam nit ki moo ko moomal boppam mais Adjuma Sow bu ko neexoon mu xëy tey ne bàyyi na Pastef lan lay wàññi parce que foo ngeen comprendre que ne tey benn Adjuma Sow bu génnee Pastef xam ngeen ñaata Demba Sow ñoo dugg Pastef ak ñaata Ajaratu Sow ñoo dugg Pastef amul tànk ginnaaw tànk kanam la yor donc maa ngi gars yi fa laay yem ci débat boobu noonu vraiment mu jóg xam nga Pastef mu lu ci nekk dafa bëri buzz suba di nga dégg ñu ne la xaju militant wu Pastef bi dem na kër militant wu réew mi sax gars yi def ko titre waaw imagine man mii toog fii di laay bu ma xëyoon tey suba dem ci benn presse waaye man bàyyi naa xam nga laay fii ba am buzz bu ndaw xëy dem Macky Sall gars yi xëy ne Issa Diène kit say yooyu nag Issa Diène kit Sonko pour benn kaña gars yi def ko buzz quoi kuy Issa Diène man bu ma bàyyee live gars yi xeex bi de ñoom ay kon xeex bi de nan noonu dañu comprendre loolu Issa bu liveul xolal combat bi day continuer combat bi newul fii sama loxo newul ci loxo Ousmane Sonko sax voilà kon loolu dafay leer gars yi kon donc gars yi mën ngeen dugg ñu woote Maître El Hadji Diouf Walfadjri li ñu def vraiment démb muy loo xamante ni lu salte la et puis bu fekkente ne Ousmane Sonko la ñuy xaar moom yàlla xam na ne bu ñu gisee Ousmane Sonko moom comme ni mu koy waxee bopp mara lañ gis ko